d'abord un impacté maanaam ci ku ñu laal ci laa bokk ci biir aéroport comme ci biti aéroport kon sama wax rek su ma ko ajoon ci que ni man impacté laa rek man day yaakaar na am naa droit pour wax waaye yàlla dogal nag bi nga xamante ne ni mbir mi ñëw na ci ay jamono ñun ñu fas yéene nag wëslu ci suñu en tant que porteur de voix ñu ne kon lii waroon nañu ko mën a jaarale fa ñu ko war a mën a jaarale ndax ñuy yëg ñu ca kaw su ko defee waxtaan doog a am jamono boobu tamit lii nga xamante ne ni mooy municipalité bi moom it croisé wul ay loxoom donc ci jamono yooyu municipalité bi moom it mu àndandoo ak population bi su may wax population bi ñun di dox di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy état ak AIBD ak service technique lii loolu tax na ba jot nañoo am ay waxtaan yu bare sax ci waxtaan yi sax ñu doon xaar que ne la fa tukkee woon bu ñu ko appliqué woon kon xëy na tey jii nii wax ji doon na jeex mooy lan que ne ñu wàññi li nga xamante ne moom la état bi donte que sax moom ci boppam jàpp na ni moom moo ko moom ndax vraiment suuf si état la parce que xam nañu domaine national d'abord boo ko ajee foofu noonu mais nag dañ ko titré bu ñuy wax emprise aéroport bi dama la wax sànq ne 8000 hectares yi nga xamante ne moom la aéroport bi jàpp ne moom moo ko moom laal na ba laal dëkk yi nga xamante ne mel ni Kirène jàpp Dóogur Cikki ba ci Sakirac loolu wax naa la ko sànq waaye dama ne la ay waxtaan amoon na bu yàgg négociation yooyu doon am ba ñoom seen wàllu bopp état bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waay AIBD ñu ne woon 8000 hectares yooyu danañ ko wàññi jële ko ci 8000 andi ko ba ci 4000 hectares 4500 hectares te gouverneur pourtant bi muy wax keroog waxul 8000 benn yoon hectare kii 4500 hectares dafa fekk ñi doon relayer information bi dañu nekkul ay professionnels dans la matière il faut que ñu wax dëgg gi c'est-à-dire nit ki bu fekkente ne da nga ñëw war a tas xibaar ba jëlewoo ko foo ko war a jëlee rawatina nag muy xibaar boo xamante ne ni keneen moo ko jël pass la ko yow fekke woo amoo ci benn commentaire nga ñëw relayer ko noo xamante ne pour andi panique ci biir askan wi kooku defe naa ne mën naa ne mën si na ñàkk moo tax mën ne la sortie yooyu du loolu doon loo xamante ne ni luy jaaxal monsieur le maire wala li koy teg pression ba tax mu tëb di wax joo xamante ne ni alors bu am bokk du am genn dossier bi daal li ma la mën a wax mooy dossier bu yàgg la gouverneur waxul ne fenn tax Kirène dina jóg wala boog Sakirac dina jóg. Dernière sortie monsieur le maire mu jàkkaarloo ko ci Just Uni mu ne leen il sera toujours derrière la population loolu mooy position officielle am ba léegi nii ci ban côté naka lay nekkee ci derrière la population. parce que monsieur le maire li muy wax daanaka mën naa ne li mu sañ a wax en tant que autorité moom li mu sañ a wax état bi demandé ko population bi kenn taxaw fi demandé ko moom taxaw na ci réunion combien de fois avec gouverneur la muy ñaan moo di ne population bi état bi sama population lii nga xamante ne moom ngeen am ci suuf si dama bëgg ngeen may ma wàññi li nga xamante ne mooy seen décret xam naa ne amul kenn ku ko mën a teg pression tamit ba wax loo ko lu mu wartu wax parce que moom quand même dafa nekk koo xamante ne ku correct ku rangé wu et puis c'est quelqu'un vraiment réfléchi du tëb rek di wax en plus du ay ñoo xamante ne duñu ay professionnels ñoo koy wax loolu ci noo xamante ne naka su noonu te warul tëb rek wax leneen li ci topp moo di ne encore une fois de plus dama koy wax ne nañu delloo si suñu xel yi ak xol yi boole suñu xalaat yi te boole suñu doole ànd ak ki nga xamante ne ni mooy maire pour que lii mu soxla li mu bëgg te mu bëggal ko askan wi jëm ci li nga xamante ne ni mooy suuf si ku ci nekk mën cee gis sa bopp normal ku ci bëgg ba tabax mu tabax ñuy ñaan aussi comment dire le président de la république que ni suuf si nga xamante ne sunu xale yi képp ku ci bëgg a tabax da ngay am ay jafe-jafe ci problème autorisation de construire loole nag ñu ngi ñaan ñu yombalal ñu ko su ko defee kenn ku ci nekk boo bëggee tabax nga ñëw tabax